mbokki taalibe yi ñuy jéglu vidéo bu njëkk bi dafa daggoon donc ñu eggale ko rek pour mën a tëj nu mu gën a gaawee. alors jëm ba tey ci désoccupation agricole boobu noonu IMS moo ngi xamle ne képp koo xamante ni am nga réquisites yi rek maanaam dinañ la may ba le 31 mars ci at bu nekk ci at bi ci topp ginnaaw boo nekkee désoccupation agricole rek dinañ la may ba le 31 mars pour nga dem présenter demande bi. alors képp koo xamante ni bi rek bu 31 mars jàllee dugaloo demande désoccupation agricole boobu donc da ngay perdre droit bi duutoo am donc droit pour dugal ko te day tax aussi daanaka yow duñ la ko mën a fay parce que respecté woo date bi loolu la IMS doon leeral ci désoccupation agricole bi. alors fi ñuy jeexalee mooy xam ngeen ne il DL di agosto bi ñu voté barki démb tam nekk en vigueur le 10 août bii nii yokkoon na lu ñuy wooye donc pension de invalidité civile yi maanaam ñu koy wax l'aumento dei assegni di invalidità civile. alors loolu à 100% la loi bi wax décret agosto bi daf ne képp koo xamante ni rek am nga invalidità civile à 100% rek yow léegi chiffre bi ñu la doon fay dina jóge ci 285 euros par mois jàll ci 651 euros. alors ñu leeral foofu tuuti assegno di invalidità civile ñi gën a concerné mooy ñi nga xamante ni dañoo am ay laago maanaam dégguñu mënuñoo wax wala gisuñu wala ñu mënuñoo dox wala ñu toog ci à chaise à rotelle ñooñu pratiquement ñooy 100% yi. alors dooleekuwaat na ci ba tey geneen catégorie goo xamante ne bi bu fekkee dafa am médecin bu certifié ne yow à 100% tu n'es pas habile maanaam 100% yow tu es inhabile mënoo yëngutu mënoo liggéey bu boobaa aussi di nga bokk ci ñi am assegno boobu noonu nga xam ne pay gi léegi duutu nekk 285 euros parce que dafa yemoon ci 285 euros ci ñenn ñi demoon ba 651 euros jëm ci ñi amoon plus de 60 ans léegi nag ba ak aussi 60 ans jëm kaw léegi nag xam ngeen ne assegno invalidità boobu noonu cour d'appel bu Torino dafa dugaloon benn recours boo xamante ne bi daf ko dugaloon ci cour constitutionnelle bu Italie pour xamle ne assegno di invalidità civile yi chiffre bi ñu ciy joxe tellement tuuti na tuuti goo xamante ne bi maanaam doyut nit ki te mënu koo satisfaire ngir mu donc matal ay besoins laajoon daal pour ñu saytuwaat ko pour gën koo yokk gën koo xoolaat. alors recours boobu bi ko cour d'appel bu dugalee alors recours boobu recevoir nañ ko ba caytu ko ba cour constitutionnelle Italie donc mois de juin bi passé rek indi na ci ay leeral ba joxe ordre ne léegi nañ ko yokk. léegi yokk gi mooy dafa xamle ne chiffre bi ñu doon joxe muy 285 euros dafa méngoowut ak yelleef bi nga xamante ni donc article 38 de la constitution indi na ko donc ñoom dañu jàpp ne chiffre bi ñu ci doon joxe muy 285 euros kat da doon violer donc article 38 de la constitution ay at yoo xamante ni bi donc ñu ngi continuer doon ko fay 285 yooyu pour ñu nekkoon ci invalidità civile. moo tax léegi loi bi léegi yokk ko ginnaaw bi nga xamante ni recours bi léegi nangu nañ ko ba saytu ko cour d'appel léegi joxe na maanaam cour d'appel cour constitutionnelle Italie joxe na donc ordre pour ñu yokk assegno boobu noonu. léegi boo commencé am 18 ans rek ba sa invalidità civile médecin certifié à 100% ne rek yow mënatoo liggéey mënatoo def dara rek léegi di nga am paiement boobu chaque weer te dina toll ci 651 euros donc ñëpp ñoo ci bokk yam ginnaaw bi nga xamante ni bi 100% rek donc am nga invalidità boobu noonu ñu certifié ko. loolu aussi donc lu leer la recours bu cour d'appel Torino dugaloon la ba donc cour constitutionnelle nangu na ko te donc mi ngi en vigueur depuis loi bu août bi duggee depuis le 10 agosto 2020 donc léegi ñëpp ñoo ci bokk yam képp koo xamante ne bi am nga 18 ans jëm kaw rek te am benn invalidità civile boo xamante ne bi dafa certifié ne yow mënatoo liggéey rek à 100% dinañ la yokkal chiffre boobu ba 651 euros par mois. voilà fi ñuy tëjee mbokk taalibe yi mooy IMS xam ngeen ne depuis lors ñi doon utiliser plateforme IMS yëpp di ko defal seen bopp ñi ngi doon utiliser lu ñuy woy donc il codice PIN IMS. alors IMS nee na à partir du 1er octobre 2020 il codice PIN IMS passa da codice PIN allo SPID. loolu mooy lan IMS léegi day changer système bi nee na à partir du 1er octobre léegi codice PIN IMS dootul am kenn mënatu koo laaj te yu jëkk yi dañ koy changer léegi mu nekk SPID bu ngeen ko xamee pratiquement parce que nga koy laaja ak sa document moom la ñuy woy donc il sistema pubblico per l'identità digitale boo demee poste ak sa document di nga ko laaj mu actif léegi IMS léegi nee na code PIN IMS léegi amatul
dinañ ko changer léegi def ko mu nekk speed te speed boobu dina fonctionnel à partir du 1er octobre. ma yaakaar ne changement yi tamit après circulaire IMSS bi luy doon automatique lay doon, ñoom ñoo koy générer ci seen machines yi et tout, ba nga xamante ni bi ki yoroon code PIN IMSS léegi du duggee ak code PIN IMSS, mais bu duggee rek speed la koy laaj, bu ko defee dina mën a dugg automatiquement te du utiliser PIN IMSS boobu noonu. Changement yooyu aussi IMSS nee na dina fonctionnel à partir du 1er octobre 2020. donc képp koo xamante ni bi rek PIN nga doon utiliser léegi du tut nekk PIN mais speed lay doon. SPID mooy il sistema pubblico per l'identità digitale nga xam ne donc moom mooy permettre ngay am accès ci plateforme yu bari jëm ci ay agenzia delle entrate, poste italiane, IMSS ak yeneen office yoo xamante ne rek ay office yu nekk fii la Italie. mbokk yi lii lañ fi waroon a leeral tey mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm, seen xarit seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.